bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin mawlana abil abbas ahmad Muhammad at-Tijani wa khulafaa'ihi al-muhtadiin wa li tariiqati al-faa'iziin ar-raabihiin amma ba'du qaala sayyidi al-allaamatu al-aarif billah ash-shaykh al-imaam Salaahudiin at-Tijaani radiyallahu ta'ala anhu wa radiya bihi wa takuunu li haadhihi as-suurati raa'ihatun tayyibatun yakhjulu min 'urfihaa al-misk aw raa'ihatun muntinatun tatabaa'adu 'anhaa al-malaa'ika ilaa aaxirih. waaw ci kon jotaay bi weesu gisoon nañu ne ba yegsi ci wàllu alamul xayal ne foofu maanawiyaat yi maanaam mooy yi nga xamante ne ay sens voilà maanaam yi nga xam ne ay sens lañ maanaam yi nga xam ne dañoo abstrait dañuy jël ay jëmm yoo xamante ne maanaam dañ leen di mën di daj di làmb di daj maanaam yu concret la ñu doon. lu demee nekk gisoon nañ ci hadith sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne mu ne dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne innamal a'malu binniyat ne jëf yëpp ci yéene yi la aju te maanaam mu ne moom mooy. taxaw bi jëf ju ne di taxaw mooy yéene aji maanaam li nga xamante ne moom mooy liy taxawal jëf ju ne li koy taxawal di ko moom mooy yéene aji jëf ju kem ni nga xamante ne jëmm ju nekk ruuxam moo koy taxawal te it maanaam gàncax yi tamit ndox moo leen di taxawal mu ne bi nga xam boo xamante ne kon bépp jëf bu mën a doon bu fekkente ne dafa ballee maanaam génn jëm ci am maanaam li koy jiitu moom mooy jëf ji maanaam yéene aji jëf ji wax yéene ki koy jëf moom mooy njëkk a génn te ci yéene boobu nag ci lay amee benn jëmm nag joo xamante ne bu ñuy mën a làmb di ko daj la boo xamante ne moom mooy créé wu nga xamante ne ñi am fatxu maanaam ak ubbeeku ci seen diggante ak seen borom subhaanahu wa ta'aala ak jàkkaarloo ñoom dañ koy daal di gis jëmm jooju nag moom mooy li nga xam ne moom mooy taxawal jooju la jëf te jëmm jooju nga xam ne ci yéene gi la génnee mooy taxawal jëf jooju ci lu askanoonteeg kattan gi nga xam ne moom la jëmm jooju la yor noonu la jëf gi di yëkkatikoo jëm ci bërëb bi nga xamante ne maanaam fa la war a dem comme ni nga xam ne noonu la Alxuraan wax ne wal amalu saalihu yarfa'u maanaam ne jëf ju baax kat moom moo ko yëkkati bu boobaa melo maanaam jëmm jooju nag day mel comme li nga xam ne moom mooy bagage bi rek maanaam mooy bagage bi nga xamante ne moom mooy transporter jëf ji moo xam daf ko yéege jëme ko ci fa gën a kawe ci àll yi na ca àjjana ya wala boog mu yóbbu ko ci fi nga xamante ne moom mooy fi gën a suufee ca sawara loolu moom moo tax ci lu askanoonteeg nit ki ni muy sellalee maanaam ci lu askanoonteeg jëmmu joojam ni mu sellee ak ni mu rafete wala boog ni mu ñaawee ak ni nga xam ne noonu la xasawe ci kaw loolu ci la ñuy caytu nit ñi moo tax li Alxuraan wax ne wa hussila ma fi sudur maanaam yawmal qiyaam bis lay doon boo xam ne danañu génnee lépp loo xamante ne moom moo nekkoon ci dënn yi maanaam yéene yéeg yooyu yëpp di nit ñi doon def ak yëpp di doon xalaat ak doon bëgg ak di ko mébét ak yëpp dañ koy génne loolu moom moo tax deeful bàyyi xel jëf joo xamante ne yéene àndu ca yéene ju sell bépp jëf lu mu rëy bu ca yéene gu sell àndu rek jëf jooja mat a bàyyi xel def ko maanaam deefu ko bàyyi xel amul importance amul benn poids amul benn doole moo tax ñu wax ne ci xekam yi maanaam mooy al imam ibnu Ataa'illah rahimahullah mu ne rubba ma'siyatin awrasat zullan wa inkisaaran xayrun min ta'atin awrasat izzan wa istikbaaran mu ne bari waan ne mooy yàlla boo xamante ne dafa waral ci
ka ko jëf maanaam ak toroxtaange ak damm boo xamante ne moom moo gën ak topp yàlla goo xamante ne dafay waral ca ka koy jëf maanaam ak nooteel ak rëy waaw jëf jëf joo xamante ne nit ki ba mu ko defee gannaaw ba jëf jëkkat jëf ju baax la waaye daa yëg ne kat ah mais vraiment masha Allah ah vraiment ça va ah jëf jooju noonu jëf jooju aw ngaañ lay doon ci moom aji jëf ji contrairement ak jëf ji nga xamante ne nit ki daf koy def te fekk maanaam dafa bon waaye boo ko nit ko defee ba pare nag ci la yëg ak ñàkk ak doyadem ak ñàkk solom ak toroxloom jëm ci boromam subhaanahu wa taala loolu boobu xeetu jëf moom moo ëpp njariñ boobu xeetu jëf maanaam moom moo gën topp yàlla gële maanaam lii lu am solo lañ ci xamee maanaam mooy da ngay gis ne jëf yi ay sabab lañ ay moyen lañ mais moyen ak objectif du ñu benn maanaam moyen ak finalité du ñu benn moyen daf lay permettre nga àgg ci finalité bi mais moyen bi du jëmmi finalité bi moyen bu demee moyen mën na nekk gàllankoor bi tax ba doo yegg ci finalité bi loolu moom ku ci bëgg a xam dara laaj ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy faral di wut ay intermédiaire pour lijjanti yenn affaires yi maanaam bu ñu nekkee intermédiaire pour bëgg lijjanti benn affaire ñu ne ko saa yi da ngay joxe 2 millions bàyyi ci ngay jox voilà. ok toogal léegi tey bu ñu gisee par exemple benn waaye bu ñëwee basalan kuy wut visa par exemple loolu benn exemple la ne boo joxee 6 millions am visa nga daal di lijjanti say 6 millions dem gisanteeg waa ji maanaam 6 millions bi nekkul woon sa objectif yow am 6 millions bi nekkul woon sa objectif waa ji nga gis ji tamit dem gisi ji ko du kooku mooy sa objectif moom mooy moom mu mën a dem dugal lijjanti la visa yow moom maanaam visa bi ñuy génnee ba teg ko ci sa loxo loolu moom mooy sa objectif donc bëri war na nag moyen boo xamante ne moom mooy tax ba nit ki dootul accéder ci objectif bi faf maanaam comme voilà comme exemple waa ji demoon ne sëriñam wala en tout cas comme fonk daal jàpp ne kii moom war na koo mën a lijjantil ndaw si mu dem lijjantil ko boppam maanaam dem daanaka moom daanaka ko takkal boppam loolu nag bu loolu amee maanaam mooy moyen bi ci boppam moo la xañ finalité bi maanaam yow waaw yàlla xam voilà moyen bi moo la xañ finalité bi voilà loolu nag day am c'est-à-dire que jëf ju baax yi ñuy jëf yi nii ay moyen la pour mën a jege borom bi subhaanahu wa ta'ala donc jëf yi ñun war nañu veiller aussi ba bu ñu xañ finalité bi maanaam mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala voilà finalité bi yàlla la jëf yi ñuy jëf yi yépp dañ koy def rek ngir feeñal maanaam ngir manifester suñu bëgg gi ñu bëgg yegg ci borom bi subhaanahu wa ta'ala waaye abadan munul nekk moom ci jëmmi boppam moo ñu yeggale yàlla amul dara lu la mën a yeggale ci moom loolu amul yàlla amul lu la mën a yeggale lépp loo gis ci leneen la lay yegg yóbbu ba mu des ci yàlla jëf yu baax yi nii jëf yu baax yi mën na laa yóbbu àjjana par exemple mi ngi noonu xam-xam yeeg xam-xamu nitu yàlla yéeg yooyu yëpp ci loolu la lay yóbbu maanaam mooy ci xam-xam yi ak xamu nitu yàlla mooy lan mooy looy gën di nekk di gëstu ci xam-xam da ngay gën a jege xam-xam maanaam da ngay gën a jege nekk ko xam mais taxul ba tey nga jege yàlla voilà booy maanaam xam-xamu nitu yàlla mooy maarifa yi loo koy gën di am loo koy gën di wut loo ci gën di dem moom daf lay gën a jege rek que maanaam maarifa nga gën ko atteindre nga gën koo xam nga gën ko maîtriser
mais ba tey taxul nga am nga àgg ci yàlla. yàlla moom dara du fa yeggale nit dëgg-dëgg lu dul boppam maanaam yàlla rek lay mën a jël indi la ci bopp loolu moom bu amul xamal ni doo yegg ci yàlla. te su fekkente ne pour nga yegsi ci moom il faut que nga dépasser barrière yëpp xotti ko def góorgóorlu def sa effort yi nga war a def yëpp pour nga doog a xotti barrière yi pour yegsi ci moom doo yegsi ci moom abadan parce que barrière yi duñ jeex duñ xaar te dañoo bari mais moom su bëggee nga yegsi ci moom ci boppam moo lay ràng ay meloom moom bu ko defee nga yegsi ci moom ci ngëneel gu mu def ci yow pas ci loo xam ne yow da nga koo def moom mu jëm ci moom maanaam borom subhaanahu loolu moom ku ko xam da ngay noppal maanaam ku xam ne yàlla dara mënu laa permettre nga am accès ci moom lu dul moom yàlla moom ci boppam. bu amoon benn affaire kese bu lay permettre nga yegg ci yàlla lenn la mooy bëgg ko bëggeel gu sincère bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggeel gu sincère te topp ci ay tànkam guddi ak bëccëg suba ngoon bu doon am na lenn lu yeggale ci yàlla lii la feeñal sa mbuumu jaam ci anam ga mu gën a mate waaw mais lu dul loolu rek moom du la yeggale ci yàlla loolu moom moo tax ngay gis nit koo xamante ne day def benn jëf ju baax jooja nekk sabab bi nga xamante ne ci la sànkoo maanaam mooy le fait que mu def ko pare xeeb ñi ci des di réylu di kii loolu moom moo tax ñuy gis tamit souvent ñuy faral di doog a tuub nii maanaam di doog a génn ci xam nga maanaam ku nekk ci seebi lu yàgg jekki-jekki rek génn ci day am benn xaal bu garaaw bu muy demee maanaam buy doog a tuub nii pour dugg ci lu baax xaal bu yéeme sax mais souvent dañuy gis ne xaal boobu du yàgg maanaam nit ci boppam moom sax da koy seetlu maanaam même bu dee continuer mi ngi continuer di kii mais dina yëg ne ci xolam am na ci benn xeetu yëg-yëg bu mu doon am boo xamante ne amatu ko loolu li koy faral di def li faral di dindi yëg-yëg googu mooy léeg-léeg ne da ngay gis ne ñoom bu ñuy doog a tuub si bu ñuy doog a dugg si da ngay gis dañuy bañ lañ jóge woon maanaam lu bon lañ jóge woon dañ koy bañ voilà duñ bëgg leneen keneen ku fi def wala nga wax fi leneen lu jëmul ci yàlla waaye nag fi problème bi di nekkee mooy après dañuy nekk nag di maanaam di xeeb ñeneen ñi ci nekkut maanaam ñi nga xam ne génnuñu ci lu bon li ñëw ci lu baax li ñoom dañuy commencer di leen xeeb maanaam di commencer yëg seen bopp ci buntu boobu loolu nag day daal di waral maanaam loolu day daal di fay seen kii boobu maanaam loolu day daal di yàq voilà seen ardeur boobu voilà donc loolu moom mooy indi loolu léeg-léeg maanaam souvent loolu moom moo koy faral di indi kon bu fekkente ne nag alors que nit ki su fekkente ne su defee lu bon day sincère ci ne man de vraiment nekkuma ku baax quoi man de war naa di jaamu sama borom man de war naa di toroxlu di jëm sama borom waaw man de duma maanaam voilà xeet maanaam da ngay gis mu commencé yëg ne dafa war a feeñal mbuumuk jaamam te dafa maanaam mu yëg ak doye di ci jëmmi boppam kooku bu defee loolu bu yàggee da ngay gis mu daal di commencé lan da ngay gis mu daal di maanaam nga gis borom subhaanahu da ko yëkkati mais moom tout le temps du gis ne moom du gis lu tax moom du gis ne man li lan moo tax day gis tout le temps rek que ni yàllaa ko yëkkati noonu mais que vraiment moom mérité wul loolu que ni mérité wul parce que moom nii la mel parce que moom nii la mel parce que moom nii la mel c'est ce qui veut dire que ni abadan day gis ak suufim donte ci kanamu yàlla ku rëy la ku màgg la mais moom day gis ak suufim voilà comme li sëñ bi di wax radiyallahu ta'ala bi mu melal nitu yàlla yi seenu maanaam seenu mbaax ci xoqal bu ko am nan yarawna anfusahum dunal wara abadan wa annahum lam yaliqu bil maqamati wa annahum afsaqul fusaqi ajma'ihim wa annahum lam yaliqu bil karamati ñooñu moom mooy maanaam nitu yàlla yi mun dëgg pourtant ànd ak ni ñu mel yépp
mooy yaraw na anfusahum dañuy gis seen bopp duunal waraa ni gën a suufe mbindee fi abadan ba faw ñoom tout le temps dañuy gis ne seen bopp ñoom ñoo gën a suufe nit ñi wa annahum lam yaliqul bil maqamat te ñoom yelloowuñu maqaama yi maanaam lu leen yàlla def jox wala kii la sax ñoom dañuy gis ne ah mais lii de alhamdulilah mais man yelloowuma ko maanaam man xam naa ne mérité wu ma ko maanaam ñoom la dañuy soo convaincu voilà wa annahum afsaqul fusaq ajma'in ñoom say dañu jàpp ne ñoo gën a kàccoor ci kàccoor yépp voilà am nañ ay principe am nañ ay kii mais quand même gis nañ ne ils sont loin d'être parfaits ñoom dañ koy gis ci seen bopp wa annahum lam yaliqu bil karamati te yelloowuñu di am benn teraangay bu tukkee ci borom bi di yegsi ci ñoom voilà ñoom noonu la ñuy gisee seen bopp yëg-yëg boobu maanaam yëg-yëg njaam googu loolu dafa am solo maanaam dafa am solo maanaam moo gën tout le temps di jàpp ne voilà man maay ñoom di wëg yooyu am na rek temps yi ku ma ko doon laaj naan ma waaw man daal dafa am benn affaire quoi bu ma kii quoi parce que nee nañ man suñu waa daara ja daal suñu waa daayira daal li ñu may wax man affaire bi bëggoon naa ci leerlu quoi lan la bismillah non parce que ñoom dañ naan maanaam daal taalibi tijaan daal voilà maanaam moom kenn du ko topp ci dara est-ce que voilà même bu tooñee ay jàmbur wala yooyu ma ne ko waaw loolu dëgg la kay loolu dëgg la mais en fait loolu li muy tekki dafa am beneen affaire maanaam loolu li muy di tekki mooy su day moytandiku di sori mais de temps en temps yàlla nattoo ko mu am ay bàkkaar yu mu def mais loolu noonu moom du ko wàññi dara réellement parce que après borom subhanahu wa ta'ala de toute façon da koy jéggal et que bu dee àqu jàmbur la tam dañ ko koy borom bi moo koy rembourser ci mbaaxam ci ay trésor mbaaxam pas ci ay jëfam moom wala ci lu mu koy lu muy ci lu koy wàññi dara moom waaye nag attention condition sine qua non pour bénéficier wu ci loolu mooy nga di moytandiku njuyu borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam jàpp ne borom bi kat subhaanahu wa ta'ala man naa yàq say mbir saa su ne donc ngay def attention ci loolu tey moytandiku tey jéem a topp yàlla di jéem a nekk ci lu baax rek tey tiit sa ëllëg looluy condition bi mu ne ma ah oui affaire baa ngi doog a leer mais non lii dañ ko war di wax parce que gars yi voilà parce que gars yi dañuy faral di wax loolu léeg-léeg nga dégg ku ko wax ab taalibe tijaan moom de toute façon su la amalee àq moom fexeel léegi bala moo dee nga jot ci parce que bu xësee ba dee rek perte nga déedéet perte non loolu amul la demewul noonu de non demeewul noonu de toute façon perto yow de toute façon moom c'est assuré que ne yow de toute façon perto mais même ñoom bu ñu koy wax sax maanaam loolu demeewul ñoom noonu nu ñu koy waxe donc il faut faire très attention ba pare maanaam loolu dañ la ko waxoon pour mu nekk loo xam ne da lay bégal mais warulaa wor moo tax ñu ne ad-damaanatu tasurruna wala taghurruna suñu garantie yi nga xamante ne moom la ñu yent bi sallallahu alayhi wasallam defal ci suñu tarixa bi loolu noonu daf ñuy bégloo waaye duñu wor c'est-à-dire que duñu dugal ci ay illusions voilà loolu lu mat a bàyyi xel la voilà nit ki kon dafa war di tuub maanaam ku yeewu dëgg day tuub ci ay jëfam yu baax yi comme ni muy tuubee ci bàkkaaram yi parce que day gis ni jëfam yu baax yi sax manqué na am na ay imperfection bu ko defee mu ci tuub di yëg ne manqué na imperfection et que moom amul dara lu muy présenter yàlla lu dul lii c'est-à-dire que bu jullee ba pare mu ne astaghfirullah waaw gis nga pourtant ñetti istighfar yooyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon def gis nga ni du hasard sax maanaam julli ba pare ne astaghfirullah maanaam ay yàlla maa ngi sàkku jégal maanaam man ak julli ni mu foore ak ni ma war a nekkee ak yow ci biir julli bi yépp ak maanaam ma présenter la lu mel nii rek voilà conscient ci ne
matul li ma def matul am na ay imperfection yu bare donte maanaam donte damaa gën a def li gën a mat ci toroxlu donte damaa def jaamu yàlla bi ni mu gën a mati ci li mel ci man sauf que rek ci kanamu yàlla dafa matadi parce que yàlla ci kanamam yàlla dafa mat ba nga xam ne ci kanamam lépp a matadi voilà maanaam di am yëg-yëg boobu voilà waaye nekkul ne da ngay yëg ne voilà yow daal masha Allah maa ngi julli maa ngi kii j'ai rien à me reprocher voilà déedéet mbir mi demewul noonu suñ diggante ak suñu borom subhanahu wa ta'ala ay manquement yu bare moo ci am ak koo mën a doon voilà loolu moom moo tax ñuy firee xadis boobu wa innahu yughaanu ala qalbi fa astaghfirullaha 70 marra xadis boobu nekk sax imam Muslim yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne sama xol dafay maanaam yughaanu mooy day mel ni luy xeetu bruit maanaam luy brouillé maanaam mooy xayn mooy lu niir mel ni dafa am gis nga bu ñu gisee bu ñu di dawal oto xam nañ dama maanaam bu ñu di dawal oto mu am bu climat bi mu am benn nu mu demee nga xam te ne du ñu gis bu baax fi ñu jëm loolu la maanaam voilà waaw nga xam ngay defar kii yëpp naan alma mouchoir rek seet yooyu xam lan lañ ko wax xam nga voilà mu ne sama xol léeg-léeg loolu daf may arrivé nee na ma jéggalu yàlla 70 fois maanaam alors que moom xayru boobu comme ni nga xam ne maanaam ni Cheikh Abdou Zabbah wax radiyallahu anhu mu ne xaynul anwaar la xaynul axyaar maanaam xaynu boobu maanaam mooy brouillard boobu di xew mu ne ay leer a ko waral maanaam leer yee bari ci moom le fait que muy jéggalu yàlla nag day canaliser affaire maanaam daf ko yokk imperfection canaliser waat lépp waaye du ne ay brouillard comme ñoo xamante ne dañoo lëndëm nekk ci lëndëm wala caaxaan ba mu indi seen xol bi kii de du lool de yent bi du lool de sallallahu alayhi wasallam voilà mais beneen firiwin bi moom mooy ne en fait xaaral ba ma pare ci kii bi après ñu ma ñëw ci 70 bi insha allah bu beneen bi ci des moom mooy beneen xeetu firiwin bi moom mooy ne yent bi sallallahu alayhi wasallam maqaama bu mu yéeg saa su nekk day nekk ci découverte c'est-à-dire que voilà day wala exploration day fii ci ay géeji leer ci digganteem ak borom subhaanahu wa ta'ala parce que comme amul terminus en fait amul terminus ndax terminus bi mooy jëm ci yàlla wa anna ila rabbikal muntaha et que li wér bu wóor mooy ne jëm ci sa borom yow yent bi sallallahu alayhi wasallam foofu la terminus bi ne donc amul terminus tout le temps day dem day avancer tout le temps day évoluer tout le temps comme que mbir mi noonu la demee donc saa su nekk day gis ci boromam digganteem ak boromam subhaanahu wa ta'ala ay xeeti màgga ay xeeti leer yu muy découvrir maanaam ay xeeti xam yàlla yu muy am ci moom xeeti yokkute ci toroxlu ak xeeti xam-xam yu kawe yu muy yokku yuy waral ci moom muy jéggalu ci état bi mu nekkee woon avant maanaam ak xeeti delloowaat boppam ci yàlla loo xam ne day gis ne moom avant il y a quelques instants toroxloowul woon ci yàlla ci anam gu mel nii nekkul woon di sant yàlla ci anam gu mel nii nekkul woon di xam boroomam subhaanahu wa ta'ala ci anam gu mel nii muy jéggalu yàlla nag ci instant bi passé ni mu meloon voilà mais pas voilà mais pas ne voilà que dafa def lu jaaduwul wala yooyu affaire yi indi ci wala mu toog xaw a négligent wala yooyu déedéet yonent bi sallallahu alayhi wasallam musul den di taxaw nekk koo xamante ne dafa nekk ci xadara boromam subhaanahu wa ta'ala voilà léegi 70 fois yi nag benn yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom noonu la ko waxe moom 70 fois la ne man moom lay def ñaareel bi. mais 70 fois de
astaghfirullah way loolu la wax astaghfirullah nee na lay wax 70 fois voilà léegi mën na nekk ne nombre bi du nombre bu précis maanaam astaghfirullah 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 rek lay maanaam bëriwaay bi mu ne 70 fois loolu mën na nekk loolu parce que arabe yi dañuy waxee loolu comme le Alxuraan sax wax na ko astaghfirta lahum aw lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan lan yaghfir Allahu lahum naafiq yi nga jéggalul leen wala nga bañ leen jéggalul ñoo yam ci ñoom soo leen jéggaluloon yow yent bi sallallahu alayhi wasallam 70 fois tamit yàlla du leen jéggal maanaam nga gis baatu 70 fois maanaam nombre bu bari bi maanaam moom la ñu wax mafhumul adad maanaam mooy amul kii gisoon nañ ko ci xadis ci fiqh xadis yi mafhumul adad amul lan amul doole c'est-à-dire que 70 yi ça ne veut pas dire que ni ci 70 lay yem parce que li ñu comprendre foofu voilà maanaam bu defee 70 plus parce que moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne su ma leeroon ne su ma defee plus de 70 c'est-à-dire 71 yàlla jéggal leen kon danaa def 71 maanaam kon ce qui veut dire que ni mbir mi lu mënti xew du nombre précis 70 bi lañ ci jublu maanaam mais mooy bëriwaay bi lañ ci jublu mais c'est comme ça yooyu je te l'ai dit 1000 fois je te dis cette chose à 1000 fois ça ne veut pas dire que ni wax naa la ko 1000 fois mais cela veut dire plusieurs fois voilà wax naa la voilà donc arabe bi day utiliser souvent baatu 70 pour loolu beneen mbir bi mën a ne mooy day maanaam nuur gi mu nuur ci xadara yàlla ci boppam maanaam xadaratu zaat maanaam la présence de l'essence nuur gi mu ci nuur ci moo indi baatu 70 c'est-à-dire Allah maanaam mooy 66 yi plus nombre de xaraf yi maanaam mooy 4 muy 70 voilà et que kon voilà ci secret 70 boobu voilà wala mu nekk 70 bi nga xamante ne moom moo nekk ci kun maanaam parce que mooy secret kun mooy 70 kun fayakun wala mu nekk 70 bi nga xamante ne ci la xadara yenent bi sallallahu alayhi wasallam di dajee ak xadara yàlla maanaam Muhammad ak Allah parce que boobu tamit 70 la c'est-à-dire que Allah ak Muhammad ñoom ñaar am nañ shadda benn bu ci nekk benn bi ci laam bi ci des ci miim bi laam bi ak miim bi soo leen boole ñoom ñaar ñi ngi daje ci alif bi maanaam boo bindee ali yi boo bindee laam nga bind miim dangay gis ñoom ñaar li ñu bokk mooy lii nuroog alif lii tolloog alif mooy barzax boobu c'est-à-dire que 70 miim ak alif bi ak laam ak miim c'est 70 la maanaam laam 30 miim 40 donc ça fait 70 c'est-à-dire que xadara yàlla xadara yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi ñu tase mooy ci 70 boobu maanaam bu ko defee maanaam muy junju ne dafa nekk ci xadara boobu di jéggalu boromam subhaanahu wa taala yooyu yëpp mën na nekk ak yeneen yoo xamante ne xamuñu ko parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam xadaraam la moom waxam la moom te waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ko xam ci anam gi mu gën a mati liñ ci mën a am rek ñun moom mooy yenn explication yi ak yenn mbir yuñ ci mën a xam mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ko mën a xam ba mu mat sëkk. wax na nii laa ko xame xawma leneen lu dul mi ngi ci Sahih imaamu Muslim rahimahullah nettali di wax ci ngëneelu istighfar jéggalu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne wax ji voilà xawma ci leneen
loo xamante ne naan fii lañ toogoon di ko laaj mu wax lii wala nii la def mu wax lii wala yooyu mais wax na moom contexte yi muy jéggaloo yàlla mooy contexte boobu wallahu a'lam. waaye ñun liñ ci jublu woon c'est juste benn affaire mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam sagam moom moo gis maanaam moom mooy gisal boppam imperfection boobu ci kanamu boroomam subhaanahu wa ta'ala muy jéggalul yàlla waxuma laa keneen ku dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii rek lañ ci jublu woon ànd ak ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mat ci anam gi mu gën a mate te képp kuy jullit dangaa war a fas ci sa xol ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam léppam dafa mat ci anam gi nga xam ne noonu la gën a mate sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et que nga am maanaam nga jéem a incarner nga jéem a melowoo modestie boobu wàcce sa bopp boobu nga jéem a incarner maanaam yëg googu nga xamante ne moom ngay yëg maanaam néew doole gi nga amee gi nekk ci yow ak tam soxla ak aajowoo gi gu tar gi nga xamante ne moom nga soxla ak aajowoo ko borom bi subhaanahu wa ta'ala ak aajowoo ko ndimbalal borom bi subhaanahu wa ta'ala et que sa jëf yi yàlla su ko neexee jëf yi lu mu mat mu ne nanguwu ci dara voilà loolu moom su ko neexee ba pare su ko neexee mu jël benn mbir mu am effet contraire loolu tax borom subhaanahu wa ta'ala day jël mbir yi xam nga léeg-léeg jëf ju baax li nga xam ne moom moo nekkoon li yanu maanaam mooy ne daf lay jëmee ci ngay gën a jege yàlla mais léegi bu fekkente ne léeg-léeg jëf ju baax ji jëmmi jëf ju baax ji moom moo lay sorel yàlla léegi ban balance lañ amati pour mën a wax ne kii mooy jege yàlla ak kii du ko jege waaw man la wala doy préférer jëfandikoo baat bu mel ne li ma neex laay def voilà waaw parce que baatu maa tey dafa péjoratif waaw d'ailleurs ki ko wax fan yi ñu ngi koy mbokk ah sa waaj yow da xanaa politique to da nga fàtte ok voilà 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 maanaam pour dire que rek pour dire que voilà maanaam aussi ala kulli haal borom subhaanahu wa ta'ala lu ko neex lay def voilà te amuñu benn balance bu leer bu ñu mën a wax ne balance bii ci lañu nattee mbir mi à part que ni xam nañu ne sabab am na voilà sabab bi mooy bëgg yàlla sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam di topp li nga xamante ne moom mooy alquranam ak sunnaam bi ci ni nga xamante ne moom mooy ni mu gën a mati voilà sinon comme li Cheikh Ahmad ibn Mubarak waxoon rahimahullah bu fekkente ne yàlla day jël benn yéefir léegi nii mu nekk yéefir ci saa si mu def ci xolam ngëm yàlla ci saa si mu yëkkati ko ci maqaama yi gën a kawe ci saa si léegi su fekkente ne yàlla day mën na loolu te da koy def kon ban balance lañ mën a tegati pour wax ne ñii lañuy kii mooy waliyu wala kii du ko ban balance lañ amati voilà léegi nag loolu moom moo tax balance bi ko Iblis tegee balance bi Iblis bi mu tegee balance ne moom xam na ne am na balance am boobu dafa faux moom balance am daf koo teg ci ne kii maa ko gën ana xayrun minhu kii moom man maa ko gën li tax bu maanaam en fait problème bi du sujjóot bi mooy sama problème mais man sujjóotal koo xam ne maa ko gën loolu laa manul mooy ana ndax lan biñ ko laajee lan moo parce que loolu la moom kon bañul sujjóot réellement li mu bañ mooy sujjóotal koo xam ne moom moo ko gën moo tax loolu boobu lay la jox yàlla ne ko ana lu tax nga lu la teree nga sujjóotal kii nga xam ne man maa ko bind ak samay loxo mu ne parce que man maa ko gën ana xayrun minhu
ngëneel gi fu mu tollu fu mu tegu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin man danga ma bind ci tàkk-tàkk sawar moom nga bind ko ci ban waaw kay waaw racisme voilà loolu mooy racisme waaw mooy source racisme voilà racisme am na beneen du xénophobie beneen bi la am na bu gën a garaaw racisme en fait parce que racisme mooy ne race yi wute ne mais bii da ngeen di bokk benn race nga jàpp ne yaa ko gën waaw ñun loolu moo ñu dal ñun boobu moo ñu dal waaw yéen a bokk même race di juddoo ci même réew màggandoo ci même koñ di foowandoo ba màgg nekk mag nga jàpp ne kii yaa ko gën parce que moom askan bii la bokk man maa bokk bee te yéen a bokk même ceeb bi ngeen di jënd ci boutique bi waaw bokk li ngeen dundee bi nga kon même classe yi ngeen doon nekk mais nga jàpp ne yow yaa ko gën ñun boobu moo ñuy dal boobu moo gën a garaaw encore parce que ba racisme bëre sax mën nañ gis ne kii dafa gis maanaam différence bu mag a mag entre yéen ñaar mais fii yow yéen benn ngeen yéen ba pare bokk même der bi nga xam ne tey bu ñu leen xoolee kenn du mën a gis benn différence bu visible ci dara ah waaw ku leen gis ngeen romanta dañuy foog ne ay mbokk ngeen yow nga jàpp ne malgré tout mais non malgré loolu quand même man maa ko gën voilà ne ci wax bu rëy nga bokk daa nañu yàlla sàmm mais li Alioune Badara Diagne waxoon rek moom wax na dëgg moom voilà ah voilà Iblis natt waayam boobu dafa foofu parce que moom fi mu teg mbir yi rek mooy ne kii daal tàkk-tàkk lañ ko binde alors que man ban kii man tàkk-tàkk lañ ma binde alors que kii ban lañ ko binde bon mu gisee tàkk-tàkk day weex day jóg day kii ban moom foo ko teg day wàcc ba pare dafay xaw a dafa takk xam nga ban moom voilà jeex na maa ko gën alors que fondement bi du loolu gën ki amul mënefu koo nattee ci yu mel noonu mënefu koo nattee ci dara lu dul ci ragal yàlla la xayra li ajamiyin ala arabiyin wala arabiyin ala ajamiyin illa bit taqwa mooy akramakum indallahi atqakum inna akramakum indallahi atqakum ku ñuul ki gënul ku weex ki gënul ku ñuul ki ci dara lu dul ci ragal yàlla képp ku la gën a mat dëppoo ak alquran ak sunna yerente bi sallallahu alayhi wasallam kooku moom coow lay bari rek waaye kooku la gën waaye loolu ba tey taxul ñu mën a jël loolu tef ko balance vrai véritable parce que yàlla rek mooy boroom gënal te innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha ngëneel ci loxol yàlla la ne moo koy jox ku ko neex du ku neex nit ñi de du ku nit ñi bëgg kooku am ngëneel rek koo koy am ngëneel déedéet yàlla ëppante nag ñu koy forcer ci ay décision moom abadan loolu mënul ne kon ñu bàyyi xel loolu te bëri wan na koo xamante ne dem na ba nga xamante ne mujj rekk a des mu am mujj gu doy ak ñu ko gis ak a bari loolu bëriwul ñoo xamante ne seen début day kii neex yomb woyof lépp kii dem mu demee ba ci jëmbaandaw ga rek foofu lépp yàqu te pourtant lépp tout
était bien tracé pour ñoom ku leen gis rek xam ni kii ku am avenir a ngi nii waaye dem ba ci pandaw ga rek lépp yàqu loolu gisuñu ko ba tey wala nga gis koo xamante ne moom ñëpp dañoo jàppoon ni kii moom kii moom mooy loolu mais ñu dem ba ci pandaw ga mu nekk loolu si bari na ñoo xamante ne boo leen romboon tey exemple bi benn exemple kese du Obama 2004 la 2008 la nekk kii président 2004 boo ko romboon ci mbedd mi doo ko nuyu boo moytu ah waaw mais xamuñu ko. Europe fii nii xamuñu ko woon bu romboon mbedd Europe fii kenn du ko nuyu. ba pare sénateur bi mu nekk boobu États-Unis la ba pare bon simple sénateur la y a combien de sénateurs États-Unis ñaata sénateur lañ bari na mais moom kenn distingue wu ko woon particulièrement ci seen biir voilà mais léegi moom mooy xalifa àdduna bi waaw comme quoi noonu tamit la contraire bi amee tey am na ñoo xamante ne tey régime mooy bon boo xoolee ñoom Mussolini ñoom waa ji ci des Lénine Hitler ñoom Saddam ñoom Kadhafi ñoom Ben Ali maanaam ñooñu ñëpp day am ba benn moment boo xam ne maanaam seen dund yëpp da ngay gis voilà ay kilifa ay kii maanaam ba nga ñëpp jàpp ne ñii ñoom boo moytul sax xam naa ne dee moom boo moytul duñ ci jaar mais dañuy jékki-jékki rek lépp basculer loolu moom mooy dundu loolu mooy dundu nit c'est-à-dire que dafa incertain te yàlla dafa sañ yàlla dafa sañ lu ko neex rek lay def gisuloo ne bari na ñoo xamante ne dañ leen di gis ñu ne ñii de mais loolu niñ gis nañ ko ba tey ñii seen famille biñ nekkee xale lu ne lañ amoon boo koy wax sax nit ñi duñ ko gëm lu ne lañ amoon lu nekk nangam na mais tey zéro wala nga gis ñoo xam ne dañ naan ñii seen famille dégg nga biñ nekkee xale amuñu woon dara amuñu woon kii dañoo kii pauvre woon dañoo lii waaye léegi ñooy patron yi voilà yàlla moom noonu lay wëlbati mbir nu ko neex nag la koy defe voilà nu ko neex la koy defe dara amul dara lu certain fii dara nit mën nga koo raw tey mais tey nga ko raw tey voilà tey nga ko raw sa situation mën na ko gën a baax mais tey mais fii ak suba wóorul de lépp mën na soppeeku fii ak at fii ak ñaari at fii ak fukki at fii ak ñaar fukki at waaw lépp mën na soppeeku moo tax voilà nit ki dafa war a jàng am modestie voilà wàcc boppam di toroxlu ci kanam boromam parce que lu ne mën naa ne personne n'est à l'abri personne voilà kon bëriwaan na mooy yàlla yoo xamante ne nit da koy def ba pare mais bëriwaan na koo xamante ne
ba mu defee tojanga ci la jóge tuub ba faw kooku tojanga googu wàññiwu ko dara ba mu defee tojanga da nga ci gis koo xamante ne day ñëw walla di caaxaan di kii nekk ci xale jigéen ñi di foo di dem di dikk jékki-jékki rek am ndaw su ne ko dama wan lorte doom ji yaay baay bi rek affaire boobu bouleversé ko mu commencé julli commencé woor commencé di sellal commencé raga di moytandiku yu bari commencé nekk ci yoon bu jub ba faw foofu la yàlla jaarale ak njubam loolu am na waaw am na ñoo xamante ne nii di def yëfi bandi yu ndaw ndawaan rek jékki-jékki rek par exemple rey nit rek jóge foofu rek affaire bi def déclin ci ñoom ñu tuub yooyu yëpp am na ñu tuub ba faw nekk ci yoonu njub yàlla jaare fi yëkkati leen ci maqaama yu kawe 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 te pourtant li ñu def li leen ci dugal li leen dugal ci loolu lu bon la mais pourtant mooy sababu ñoom ñu am texe ba faw waaw léeg-léeg nga gis tamit contraire bi koo xam ne jàpp na ni moom léegi ci yu baax yi mu nekk rek tax na moo raw ñépp commencé ngandalu commencé fukkil boppam et cetera rek commencé màbb yàlla dafa sañ dafa sañ de donc il faut faire attention kon jëf joo xamante ne àndut ak yéene bu sell kenn du ko lan compter bu ko defee nag jëmm yi nga xamante ne moom la yéene yi di am jëmm yooye dañuy am xet gu neex waaw moom la wataku na day nekk li hadi suurati ñeel boobu jëmm ra'ihatun ak xet goo xam ne tayyibatun gu neex la yaxjulu boo xam ne dana gàcce woo min urfiha ci xetam nga al misk mooy parfum boobu parfum bu neex bu misk aw wala boog ra'ihatun wala boog mu am xet boo xam ne muntinatun bu xasaw la te tabaawat boo xam ne dana sori ana walif ko al malaikatu malaaka yi léeg-léeg nit ki yéeneem bu bon bi wala day def forme boobu day jël forme boobu ce qui fait que ni jëf yi dañuy dugg ci biir jëf yi dañuy dugg selon dooley jëf ci yooyu maanaam selon tamit dooley jëmm ci mu rafet xeeñ lu neex wala boog mu ñaaw xasaw day yéeg soit bu yéeg ci fa gën a kawe ci àjjana ya wala mu dem ba fa gën a suufe ci sawara yi ngir yéeneem ak jëfam waaye yéene bi moom moo ëpp doole waaw mu ne an ibn Umar jël nañ ci Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma yàlla kontaan ci ñoom ñaar mooy moom ak doomam ak baayam anna nabiyya nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam qaala nee na iza kadhaba bu kàccee al abdu jaam bi maanaam bu jaam bi expliqué mu ne tabaada day sori anhu wólif ko al malaakati maylan lu tollook mille mooy 1,33 kilomètres mooy li ñu wax mile ok ndax lan mu ne daf koy sori lu toll noonu min natt ni ngir xasawaayu maa li nga xam ne jaa dikkee na bi ci moom maanaam bu nit ki waxee wax ju ñaaw rek acca malaaka yi naaw fiw sori wax joo xam ne dëgg rek quoi yàlla na yàlla xam moo tax am na jotaay yu malaaka yi dul jege de ndax la koy jóge ci explication kenn xamul nu mu toll yàlla na yàlla xam mais ànd ak loolu yëpp subhaanallah kéemtaan gi borom bi def subhaanahu wa ta'ala moom mooy ñun ak à notre niveau ñun nit duñu xeeñ dara du am benn effet ci en tout cas voilà en tout cas ci majorité bi ci ñun borom subhaanahu wa ta'ala daf ñoo defal sutura ba nga xamante ne
mën nañu fii wax di expliquer lu bare mais kenn du ko xam ndax rafet njort wala boog ndax ñàkk a xam rek tout simplement keneen tam maanaam nit ki mën na di def bàkkaar yu dul jeex en privé su ñëwee en public sol grand mbubb yor kurus parfumé wu kenn du ci xam dara kenn du xam ne ndekete waa ji bu nekkee en privé day naaw quoi si kenn du ci xam dara loolu yëpp sutura si yàlla nga tax sutura si yàlla dafa yaatu dégg nga xadis boobu rawaaw solo na ko at-Tirmidhi imam at-Tirmidhi rahimahullah wa hasanahu te saxal nag wé ak rafetam maanaam ci wéram wa Abu Nu'aym al-Asbahani rahimahullah fi al-Hilya fi Hilyatul Awliya wa ibn Abi Dunya rahimahullah an ibn Umar Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma wa hasanahu te jàpp na ni xadis bi wow baax na wér na kat imam as-Suyuti rahimahullah moom jàpp na ni xadis bi wér na kon voilà donc loolu xet googu day am mais loolu xam nga ci xayaal la bokk maanaam xet gi existé na mais maanaam nit simple yi ñun nit maanaam voilà maanaam en tout cas man duñu xeeñ voilà man ak ñu mel ni man duñu xeeñ duñ ci xam dara waa ji day ñëw suba ngoon guddeeg bëccëg di def toj yu dul jeex duñ ci xam dara buñ koy gis dañ koy gis duñu xam dara duñu xam ne waa ji voilà muy wax ak ñun di ñu nax di ñu berne maanaam voilà berne ñu anam yi gën a mate te ñun duñ comprendre que ne waa ji ak ñu berne parce que mi ngi expliquer malaaka yi ñoom daw nañ waaye ñun ñu taxaw fii jàkkaar la ñoom voilà wa ulul ilmi waaye boroom xam-xam yi nag billaahi ci xamee ca yàlla ta'ala ji kawe ji ñoom yasumuuna dañuy xeeñtu maanaam da leen di xeeñ tilka rawaa'ih yooyu la xet ñoom xet yooyu da leen di xeeñ allati yooyu yi nga xamante ne taxruju day génne minal a'maali ci jëf yi xet yooyu di génnee ci jëf yi da leen di xeeñ fahum ñoom wal malaa'ikatu ak malaaka yi sawaa'un ñoo yem ñoom la alxuraan di wax sourate Ali Imran aya 18 shahida seede na allah bur yàlla annahu ne li wér boor mooy ne laa ilaaha déef amul benn buur maanaam shahida seede na maanaam mooy jàkkaarloo na annahu li wér boor mooy ne laa ilaaha amul benn buur illaa ku dul bu ñuy war di jaamu illaa ku dul la huwa moom yàlla wal malaa'ikatu ak malaaka yi tam seede nañ loolu maanaam dañuy jàkkaarloo nag dëgg ak dëgg googu wa ulul ilmi ak ñi nga xam ne ñooy boroomi xam-xam yi piir ñoom jàkkaarloo nañu dëgg googu mu ne fal malaa'ikatu malaaka yi wa ulul ilmi ak ñooñu nga xam ne ñoom dañ leen a jox xam-xam piir ñoom yashhaduna dañuy jàkkaarloo mbir mi dañuy jàkkaarloo googu dëgg malaaka yi ak ñooñu wa saa'irun naas ñi ci des ci nit ñi nag ñoom ya'lamuna dañuy xam loolu rek faqat kese ca la ñu yem xam nañ ne daal yàlla daal moom rek la ñu war a jaamu mais réalité boobu duñ ko gis duñ ko témoigner dégg nga témoignage boobu mu ne wa kutubun sunnati téere yi sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam al-mutahharata ba nga xam ne dañ koo jéggil daya ci laat tafiidu day bëbb bi maa ci li nga xam ne qaddam naa moom la ñu jiital maanaam li nga xam ne moom lañ jot a wax téere yi sunna yi ñu ngi fees del ak wax yu ak loolu muy indi ay kii mu ne foofu xadiis al-Barra foofu xadiis nekk na ci xadiis al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu xadisam bu siiw boobu nekk ci musnad imam Ahmad rahimahullah mu ne anna rasulullah ndaga ndawal yàlla kat sallallahu alayhi wasallam nee na qaala nee na wa yatihi bu ko defee mu dikkee ko maanaam mooy nit ki di buy sukuraat nekk jullit nekk ku gëm nee na da koy dikkee wa yatihi dana ko dikkee rajulun waaye joo xam ne xasanul wajhi aji rafet ji xar kanam la xasanu siyaabi aji rafet yi yére la tayyibu riixi aji neex xet la fa yaqulu bu ko defee mu ne ko abshir bégal billazi ci li nga xamante ne yasruka moo lay kontaan moo lay bégloo di la kontaan loo hada lii yow mu ko mooy service allazi bi nga xam ne kunta nekkoon nga tuwaadu ñu lay koy dig de waaw maanaam nit ki bu demee ba nga xam ne léegi loolu moom moo ci des mu ne kon mu ñëw nag yegg si nag mu ne ko
bégal nag mën na nga gis benn waay bu am jëmm ju rafet xar kanam gu rafet ndeysaan yi sol yére yu rafet te di xeeñ lu neex ñëw ne ko bégal waay maanaam maa ngi lay jox nouvelle bu neex ci li nga xamante ne loolu da lay bégloo rek mooy lan mu ne ko tey mooy sa bis bi nga xamante ne moom la doon dikk nag xam nga war a génn àdduna nag dem dëgmal sa borom nag subhaanahu wa taala fa yaqulu bu ko defee mu wax loo ñeel ko ne ko man anta yow anaga yow yaay kan waay fa wajhuka ak sa xar kanam al wajhu sa xar kanam al wajhu bi nga xamante ne xar kanam gii yaji day dikkee bil xayri de ci yiw sa xar kanam gii xar kanam kuy dikkee ku yiw la fa yaqulu mu ne ko ana man amaluka salih maa si def ju baax maanaam nga gis ne kon def ju baax day dafa yor forme concrète dégg nga wa fii nafsil xadis yi ci jëmmi xadis bi aydan ba tey yasifu mi ngi melale xaalatu ahlul asyan bu mooy yàlla yi maanaam ñi nga xam ne ñooñu mooy lañ dañ naan mooy yàlla mu ne wayat yi mu dikkee ko rajulun boobu day kii mooy yàlla moom mooy katu yàlla bu bot bu garaaw moom noonu lañu yaat yi daf koy dikkee rajulun benn waaye xabixul waji ba aji ñaaw ji xar kanam xabixul siyabi aji ñaaw ji yëre mut ni lu riixi aji xasaw ji xet fa yaqulu mu ne abshir waay maa ngi lay bëggale al billadi ci li nga xam ne yasuuka moom moo la ñaawe maanaam mooy loo xamante ne lu bon la ci yow hada lii de yow mu ko mooy sa bis alladi bi nga xam ne kunta nekkoon nga tuwaadu ñu la koy dig fa yaqulu bu ko defee mu ne man anta ana yow yaay kan waay mu ne fa wajhuka ndaa sa xar kanam gii de al wajhu moo xar kanam la ay boo xam ne yay ji day dikkee bi sharri ci lu bon de yow mii kat sa xar kanam gii dafa mel ni lu dikkee luy indi information bu baaxul dara la way fa yaqulu bu ko defee mu ne ko ana man amalu ko maa sa jëf alxabiisu bu bon ba sa jëf ju bon janga doon def man mii la ñoo kon dégg nga xadis boobu moom la mu ne ci ba axrajahu solo na ko at-Tayaalisi ak imam ibn Abi Shayba ak Ahmad wa qaala al-Haythami imam Ahmad bi ñu ko solo imam al-Haythami rahimahullah nee na rijaalu Ahmad góor ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Musnad moo Ahmad rahimahullah rijaalu Sahih ñoom ñooy góor ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ci xadis yu wér wa Hannaad ibn Sari wa Abd ibn Humayd tamit wa Abu Daawuda ñoom solo nag fii sunan yi ci sunan wa Ibn Jarir wa ibn Abi Haatim al-Haakim wa saxaahu wéral na ko wa Ibn Mardawayh moom Ibn Mardawayh wa Ibn Xuzayma wa ad-Diyaa mooy al-Maqdisi wal Bayhaqi ñoom fii kitaabi Adaab ci téere boobu mu tudd Adaabul Qabr maanaam mbugalu bàmmeel téere boobu nga xam ne mbugalu bàmmeel la tudd moom solo na ñoom ñëpp solo nañ ko an al-Barra ibn Aazib radiyallahu ta'ala anhu ci Sayyidina Barra ibn Aazib radiyallahu ta'ala lu mu jële ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon mu ne gis nga kon fa musila def na misaalal def na melale def na taxawal la woo ñeen ko amalawu jëfam ala suurati ci jëmm joo xam ne maxsuusa bu ñuy daj la bu ñuy làmb la maanaam jëmm ju concret la kon nit ki jëfam yi selon ni mel rek buy dee dañ ko indil yàlla ñu yàlla sàmm mu ne wa ñu ñëw ci beneen xadis mu ne wa an Anas jël nañ Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anna Rasulullah naka dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na man képp koo xamante ne salla da nga julli as-salaata julli li waxtu yaa ci waxtam wa asbaxa nga matal laa ñeel ko wudu aha ay njàppam waatama mu motal laa ñeel ko qiyaamaha ak taxawam wa xushu'aha ak toroxloom taxawu gi ak toroxlu gi maanaam nga bañ a distrait trop wa ruku'a ak rukoom wa sujuda ak sujudam mu ne bu boobaa xarajat dadaa day génn bayda lu weex tàll musfiratan loo xamante ne maanaam lu weex lu leer nañ maanaam noonu lay def maanaam julli gi day daal di génn ci moom nekk lu weex maanaam bu jullee par rek day daal di jëf ji day génnee ci moom nekk lu weex tàll rafet taxulu mu ne ko xafisakallaahu yàlla na la yàlla sàmm kama kem ni nga xam ne xafista ni nga noonu nga ma sàmme maanaam ni nga jëlee ni nga prendre soin de moi yàlla na yàlla prendre soin de toi
mu ne waaye wa man képp koo xam ne salla dafa julli as-salawaati julli li ghayri waqtiha julliwu ko ci waxtoom ya walam yusbigh matalul la ñeel ko wudu'a njàppam la walam yutimma mottaliwul ruku'aha ruku'am ya wala sujuda ju caagin sujjóotam maanaam mooy julli yi nga xam ne moom la ñuy gis wolof yi di ko def ah allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah maanaam c'est-à-dire que tàmbali julli gi bu la fekkee ci biir jàkka ji ngay jàpp li muy tekki mooy doo fekkee julli gi voilà maanaam bu la fekkee ñuy nga tàmbale di jàpp loolu moom mooy signe bi wane ne yow daroo fekkee julli gi doo ci bokk waaw am na ñoo xam ne sax li gën a garaaw la ñuy def maanaam gis nga diggante sujjóot bi gis diggante rukoo bi ak sujjóot bi xam nga am na jug taxaw mais duñ jug maanaam bi ñu rukoo rek lañ daan Allahu akbar daal di dem directement non sabella maanaam daanaka maanaam moment bi ñuy jug duñu jug taxaw maanaam moment bi ñuy jug ci lañuy même moment bi ci la ñuy sujjóot maanaam amul sami allahu liman hamida allahu akbar rien que loolu amu ci moment bi ñuy jug xamu ba xam gis ngeen li may wax wala voilà ci moment boobu la ñuy sujjóot si loolu bari na ci il suffit que maanaam nga respecté rek waxuma la taribe ndër subhaana rabbiyal azim subhaana rabbiyal azim subhaana rabbiyal azim nga waxe ko nii ñu la dal julli gi dafa yàgg ñu ne non kii julli bi xaw ma lan la ci tar dafa yàgg xam nga ñetti subhaana rabbiyal azim nga ci wax subhaana rabbiyal azim subhaana rabbiyal azim subhaana rabbiyal azim ñoom li ñu bëgg mooy subhaanallah sami Allahu liman hamidah Allahu akbar subhaanallah Allahu akbar Allahu akbar subhaanallah Allahu akbar amiin qul huwallahu ahad Allahu akbar voilà au maximum, c'est-à-dire yow bu la fekkee ngay jàpp moom maanaam bu la fekkee ngay jàpp fekk kàbbar nañ li muy tekki mooy yow naroo fekkee jullit liqaam bi sax parfois muy gën a yàgg liqaam bi muy gën a yàgg rakka bu njëkk bi maanaam allahu akbar yi ni muy tegaloo mooy gaaw en fait allahu akbar maanaam da nga ko dégg ci jottali allahu akbar allahu akbar allahu akbar sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd allahu akbar allahu akbar maanaam amul moment de répit boo xam ne dañ naan ci moment bi maamum bi ne allahu akbar moom ci boppam te wax na dara daan nañu yàlla sàmm loolu moom mooy ñàkk koo soxla si non am na ñu dem ci kii kër ay sëriñ yu mag mais dañu am na ay kii tubaab yu kii mais dañoo reprendre seen julli te tàkkusaan la leen jiite te kooku moo nekkoon xalifa bi attention xalifa bu mag bi mais biñ jullee ba pare dañoo reprendre seen julli parce que dafa gaawoon trop julli googu mun waaye si ah mu ne am na jàkka yoo xam jàkka rapide la ñu tuddee. waaw car rapide waaw si yàlla nañu yàlla sàmm si am na benn jour man li ma jaaxal man mooy léeg-léeg da ngay gis ñoo xam ne ay kilifa yu mag lañ maanaam ci diini ji voilà moom ay kilifa lañ ci diini ji ñu mag a mag sax mais julli moom dañuy toog julli rombati de duñ julli mu ne ma moom bu fekkente ne sax xam nga man sax loolu kaasuma ko xam naa ni jaaduwul sax mais man bu fekkonte ne sax buñ demeen ba koy fay
maanaam nga gis nit ñi li ñuy def ñor na leen maanaam man au moins ñu ne waaw mais problème bi fi mu nekk mooy bu ñu demoon boo koy fay sax da ngay gis ne ñii li ñuy def dara ñoru leen ci maanaam c'est comme si dañ koy def rek parce que mënuñu koo ñàkk a def Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar man yàlla sàmm Ça me fait penser à un truc, ça fait un moment que je voulais poser cette question. ouais. Pourquoi à chaque fois quand on fait la wazifa, nous aussi on fait la course. Maanaam, on va super vite quoi. Que ce soit pour, C'est où ça? En fait, c'est une question que je me posais depuis un moment quoi. On n'a pas le temps de respirer les... Non fii. am na ñëw rimage non fii moom on le fait. na ñëw rimage Non mais attendez. Du coup, je me posais la question. Non Adja Sokhna non il faut pas dire ça. Parce que ñun non Adja Sokhna il faut pas dire ça. Ça c'est ce qu'on appelle la diffamation. Non, c'est pas du tout ça. Parce que déjà, la vitesse, c'est hyper relatif aux gens. La vitesse, c'est relatif. Oui c'est relatif. Ouais. Mais moi, en fait, j'avais l'impression qu'à chaque fois, on va vite, de plus en plus vite. On va tout le temps super vite, en fait. Il y a des jours. En fait, il y a des... Et du coup, je me suis dit... En fait, on n'a même pas le droit de prononcer les... Ouais, mais c'est vrai aussi que ni voilà comme par exemple su fekkente ne nit ñi dañ am ñuy jël bus bi effectivement comme le maire bi wax mais mënuñu toog allahumma salli wa sallim ala ayni rahmat non on peut pas faire ça non mais c'est vrai parce que aussi non mais attends non mais c'est vrai non une wazifa normale attendez une wazifa normale ça prend entre 25 et 30 minutes maximum wazifa bu weesoo 25-30 minutes c'est parce qu'on a beaucoup traîné si quand même. Je sais pas, parce que par exemple quand on était à Fès, je trouvais que les wazifas, je sais pas si c'est ça l'exemple, je sais pas si c'est possible. non loolu mënuñu ne ñoom diw ñooy exemple mënoo ko wax. Pourquoi? Parce que xam nga lan mooy kii bi mooy quand le groupe par exemple ñun suñu wasifa man par exemple quelques groupes ni quelques personnes quelques personnes ñun suñu wasifa voilà 16-17 minutes la ñuy def parce que aussi wasifa c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Oui, mais... Et donc ça dafa am temps boo maanaam ba pare c'est-à-dire que mënoo ko def avec un temps boo d'ailleurs à un moment donné sax dootoo concentré woote bu yàggee. En fait ma question c'est la suivante. Parce que là tu as donné l'exemple de la prière par exemple sur la prière. Tu as donné l'exemple souvent en plus moi je te disais ça quoi. Tu as donné l'exemple que quelqu'un qui récitait hyper vite. Mais je me dis que par exemple quand on fait la wazifa, mais des fois on n'a même pas le temps de dire une salatul fatiha que vous en avez dit 4 fois. Non Adja Sokhna non il faut pas exagérer non. Non sincèrement ñun suñu wasifa fii mënuñu ne dafa gaaw mënuñu ne dafa yéex dañu war mën a wax ne dafa nekk ci digg bi. Voilà gisoo baal sax nee na moom dafa trouvé ne dafa yéex parce que aussi tout dépend am na yeneen kii yoo xamante ne par exemple man fekke naa ko fii France fii nii même pour bul kii yoo xamante ne da nga kii ñu wasifa boo xam ne mais dafa gaaw c'est pas budul woon ne par exemple man dama tàmm façon yu wasifa yëpp kon du ma mën suivre si tellement que dañu gaaw si donc affaire bi c'est relatif noonu c'est relatif si par exemple bu ma nee allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim li yéexul oui si non déedéet ñun bu ñuy def sax moo gën a ñun bii bi ñuy def moo gën a yéex bii nii ma def si voilà ñun xam nga ban la ñuy def xaar ma wax la ko léegi allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim
Là, c'est bon. C'est ce qu'on a fait toujours. Non, pas toujours. Non. Bon, on continue, on va pas polémiquer sur loo xamante ne. Non, mais c'est vrai. En fait, la question. Non, on ne va pas. Il faut qu'on soit sérieux. Bu fekkente ne parce que ñun tout le monde sait que fii nii on ne fait pas quelque chose bu gën a yéex bi amul defuñu ko fi. À chaque fois qu'on fait la wazifa on le fait au pire des cas bii la ñuy def. Si. ah non musuñu fi def allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir akbar al-huda siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihi fii musuñu ko fi def. fii musuñu ko fi def fii. allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir akbar al-huda wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihi même boobu musuñu ko def fii. ñun bi ñuy def mooy bi ma def sànq. si. maintenant nag voilà ku jël temps mais moo jël temps parce que aussi rythme bi mënuñu war a dem rattraper suñu bus ba dem kii parce que nit ñi ñëpp amuñu oto ba pare di def allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim d'ailleurs man gis naa ñoo xamante ne dañuy wax ne voilà comme genre wu kii mais man yor naa wasifa boo xamante ne mooy am na wasifa bu Alaaji Abdou am na yeneen wasifa yu wàcc waa wan di def et cetera mais ñun gënuñu leen gaaw waaw voilà wala bi sëñ Babacar ñun gënuñu leen gaaw mais xaajuñu leen ba leen di gën a gaaw si par contre am na ñoo xam ne y a des mosquées effectivement am na dañuy ne wasifa 45 minutes. 40 minutes. Voilà. 38-40. Voilà mais loolu mais même ba tey sax loolu mënuñu ko jël de ériger ko en règle parce que tout dépend ci ton bi ñuy jël. am na ton boo xamante ne tey bu ñu ko jëlee day gaaw am na ton boo xam ne boo ko jëlee day yéex. baal comme yéen bi ngeen di def. voilà boobu par exemple mais ton bi moo tax mu yéexee noonu. 38 minutes. ah. 38 minutes. 38. waaw voilà. si mais ñun bi ñuy def ak kii air bi ñu jël ni bu Marseille. ah. Marseille taalé. voilà. 17 minutes. si non man am na ñu ma doon wasifa ndoon 8 minutes. 8 minutes def naa ko. man je l'ai fait waaw loolu def naa ko lu bari ak ay 8 minutes. voilà waaw mais jamais ñu def ko fii. bu gaawee wala bu yéex day yàq dara wala du yàq dara. non du yàq dara. non mais aussi bu fekkente ne nit ñi dañoo mën di kii nit ñi dañuy bëgg dañuy bëgg suivre xam nga am na ñoo xam ne tey ñun xam nga tey par exemple wasifa bon ça fait des années defuma wasifa 8 minutes mais par exemple wasifa 8 wala 10 minutes 12 minutes par exemple tey ñun fii suñ ko fi defee ñu bari duñ suivre maanaam moo tax lu ñu yàkkamti lu ñu kii lu aussi dañuy respecter quand même au moins jéem koo def maanaam bu gaawee ba gaaw ñu def ko 17 minutes 20 minutes maximum minimum voilà mais par exemple ñun pourtant ñun quand on est seul maanaam en groupe restreint mooy rimah wasifa rimah par exemple ñun on fait la wasifa en 17 minutes environ et ça va c'est-à-dire que kenn du plaindre ne dafa gaaw parce que ñun tàmm nañ ko ah on le fait ensemble donc amul y a pas de voilà. aywa léegi mu des kon affaire julli boobu am na benn affaire bu am solo mooy erreur bu ñu bari di def ci julli naan way julli comme li yent bi waxoon sallallahu alayhi wasallam ci hadis boobu ne léeg-léeg ma bëgg a julli ma gis ma def maanaam ma bëgg a ma tari saar bu gudd ma nar a jël saar bu gudd ma dégg benn xale buy jooy ma daal di dagg mu wàññi ko daal di tari inna ataynaakal kawsar ndax maanaam mooy saar bi gën a gàtt ñu bari nag jàpp ne
maanaam war nañu mën di gàttal affaire bi yooyu pour woyofal et cetera comme hadiisu Muaz bi ko radiyallahu ta'ala afattaanun anta ya Muaz afattaanun anta innama yakfika sabbihi isma rabbikal a'la wal layli idha saja wa duha wa shamsi wa duhaha ba pare daan ni ko naan fa inna fihimul marida wa da'ifa wa dhul haja am na ci seen biir ñoo xamante ne maanaam Muaz fekk boobu da daan julli gée radiyallahu ta'ala anhu da daan julli gée ci yent bi sallallahu alayhi wasallam après dem masjidu Quba dem jiite leen foofu mais bu defee baqara lay tari ay Al Imran ak gaa yi lay tari day nekk xaal quoi voilà ndax yent bi sallallahu alayhi wasallam bu demee julli ak yent bi ba pare sa day nekk ci cawarte spécial nekk ci xaal nag daal dem nag bëgg leen a jiite ji nag day jiite ji dem julli rakkaa yu gudd yooyu mais yent bi nag sallallahu alayhi wasallam ne ko ne mais no déedéet moi déedéet yow da ngay fitna laata xanaa parce que gars yi dañ ñëw net wax ko yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñun dañuy yendu ci tool yi ba pare bu ñu ñëwee war a dem ci yëla tëri Muaz di tari ay baqara bi ko yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko mais xoolal doy na la rek nga tari wadduha ay sabbih isma rabbikal a'la wal layli wa shamsi wa duhaha saar yooyu noonu doy na la ci gée après mu ne ko parce que dafa am ci ñoom ñoo xamante ne kuy jiite ci boo dee di jiite il faut ngeen bàyyi xel ñi ngeen di jiite ndax am na ci ñoom ñoo xamante ne dañoo feebar am na ñoo xamante ne dañoo néew doole dayif la doo faaw la am na ñoo xam ne dañoo am ay aajo te dañoo war a dem léegi doxi ci seen aajo yi parce que loolu tamit léegi loolu lu ñu def ak moom tey bu ñu ñëwee ajjuma gars yi war a xëy war a gontu 14 heures imam bi nekk fa di tare Baqara mais dañuy rater dañuy tardé et cetera donc loolu dañuy sàmmonteeg loolu ak xadis bi mooy xadisu inna ataynaaka bi ñu wax léegi yooyu maanaam loolu ci tari gi ci taxaw bi la du ci sujjóot bi du ci rukkoo bi ci taxaw bi la ñu bari nag foofu la ñuy juumee daa di koy boole lépp maanaam ci jàpp ne maanaam même sujjóot bi ak rukkoo bi sax da ngay gaawtu déedéet sujjóot bi da ngay sujjóot lu mu bon ñetti sàbbaal yi rukkoo bi lu mu bon ñetti sàbbaal yi voilà toog maanaam lenn lu ci nekk nga dal balaa ngaa da jàll ci leneen li te ñetti sàbbaal yi mooy nga wax ko wax bu diggu doomu subhaana rabbiyal azim par exemple loolu baax na subhaana rabbiyal azim subhaana rabbiyal azim subhaana rabbiyal azim muy après 5 jàpp 10 secondes au minimum mu nekk ci diggante 5 ak 10 secondes mais mënul def 2 secondes wala 1 seconde voilà dégg nga mu ne kon ki nga xamante ne nag kon dafa julliwul ci wa dégg nga mu ne kon wa man salla ku julli as-salawaati julli li xayri waqtiha julliwu ko ci waxtoom walam yusbir matalalul laa ñeel ko wudu aha njàppam maanaam jàpp yi moom da ko parax loolu tamit mat na bàyyi xel am na ñoo xamante ne suñuy jàpp tout le temps seen njàpp yi xoolal oom yi conc yi maanaam dafa war a set dafa war a raxasu mais da ngay gis ñoo xam ne ñu bari dañuy jàpp mais bu ñu paree nga gis ab dénnéer maanaam benn partie fii yu ñu raxasul parce que tout simplement dañ koo paraxee njàpp gi jarul paraxee ba pare xar kanam fi mu tàmbalee mooy ci karaw yi fi mu saxe karaw yi ba pare ci fi nopp yi saxe fii foofu la xar kanam tàmbalee foofu la xar kanam yam du lii ba fii la sikkim bi fii voilà loolu moom mooy lan mooy xar kanam loolu daa war a leer tànk yi tamit ñu raxas ko bañ koo paraxee raxas ko raxasin bu jub raxas bu baax voilà ci dojoor yi ñu raxas ba dojoor yi set ak
tëstani waaye paraxee ko déedéet voilà ak ndëggu yi tam daa war a set ndëggu yi mooy plante des pieds la plante des pieds voilà yooyu yëpp dañoo war a set dégg nga mu ne kon matal na njàppam matalul njàppam wala mu timma matalul rukoom wala sujuda du caageen sujud yi mu ne xarajat bu boobaa julli gi day génn wayu fekk moom sawda ma ngay ñuul muslimatal lëndëm kukk lëndëm këris ñuul kukk lëndëm këris bu ko def noonu la julli gi di mel génn taxulu ne ko dayyaakallahu yàlla na la yàlla neenal doyadal la kama dayyaaka nii kéem ni nga ma neenale kéem ni nga ma doyadal maanaam ni nga ma ñàkkale fayda yàlla na la yàlla ñàkkale fayda noonu hatta mata iza kanat bu demee xaysu fa nga xamante ne saa sopp na ko allah bur yàlla nee na lu fat bu ko defee ñu daat koy mël fa maanaam mu ñu daat koy lem maanaam ñu comme ni ñuy def basal kama kéem ni nga xam ne yu lafu noonu la ñuy lemee ak saw bu yëreel alxaliqu dégg nga comme ni nga xam ne noonu la ñuy mooy yére yi buñ koy leme rek su ma topp nag duriba bi ñu dóor ko wajoo ci xar kanam ñu ko duy dégg nga xadis boobu rawaa solo na ko Tabaraani fil Awsat rahimahullah an Anas jël Anas ibn Maalik radiyallahu anhu wa Tabaraani solo na ko wal Uqayli moom tamit wa Tayaalisi moom tamit wal Bayhaqi moom tamit fi Shu'ab al-Iman wa Sa'id ibn Mansur moom tamit an Ubaada ibn Saamit ci Sayyidina Ubaada ibn Saamit radiyallahu ta'ala wa sahahu te wéral na xadis bi as-Suyuti imam as-Suyuti rahimahullah wéral na xadis bi mu ne kon dañuy gis ne ci xadis bi mu ne fal amalu jëf nag loxo ñeel na ko kon amee na suurat ak jëmm xessiyatun bu ñuy làmb di ko daj jëmm la yaraaxa boo xam ne dina ko gis saaxibu boromam waya te suuratun naatiqa maanaam jëmm la sax juy wax ndekete maanaam comme julli gi bu génnee ni muy waxe yàlla la yàlla sàmm comme ni nga ma sàmmee wala yàlla la yàlla doyadal comme ni nga ma doyadale allah wasalaatu julli nag taxruju kon day génn bi suurati ci jëmm xasiyatun bu maanaam bu ñuy làmb naatiqatan buy aji wax aydan ba tey dégg nga waa an Abdullah solon ci Abdullah ibn Umar radiyallahu beneen xadis la sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qaala nee na baynama fekkoon nekk na ñun nax na ñun nu salli ñu ngi julli ma rasulullah ànd ak yent bi sallallahu alayhi wa sallam rek ñu jekki-jekki nag qaala mu daal di wax rajulun nit benn waay minal qawmi ci nit ñi ne allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila loolu la wax allahu akbar yàlla màgg na kabiran màggaay gu ëpp xelu mi ndeefi walhamdu ñu sant lillahi ñeel na buur yàlla kafiran lu bare wa subhana te gàcce nga laama allah buur yàlla bukratan suba wa asilan ak ngoon ñu ngi sàbbal yàlla suba ak ngoon bi mu waxee loolu fa qaala mu daal di wax rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne manil qaa'il ana kan mooy aji wax kalimatan kaddu kaza wa kaza nangam ak nangam yi ana kan moo ko wax maanaam mooy lan mooy li ñu wax sànq allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila fa qaala mu daal di wax rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam kon bu mu waxee ne manil qaa'il ana kan mooy wax loolu kan moo wax loolu noonu qaala mu daal di wax rajulun benn waaye minal qawmi ci nit ñi ne ana man maa ko wax ya rasulullah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fa qaala yent bi sallallahu alayhi wasallam daan ne ajibtu yiimu naa laxaa ñeel ko man futihat ndax yi ubbeelef na laxaa ñeel ko abwaaba sama bunti asamaan yi aywa xadis boobu kon ci note base mu ne rawahu solo na ko muslim imam muslim wa ahmad imam ahmad wa tirmizi imam tirmizi wa sahahu te imam tirmizi ba mu ko solo bare da ko wéral wa nasaa'i ak imam an-nasaa'i ñoom ñëpp am rahmatullahi alayhim an ibnu umar ñu jële ko ci sayyidina abdullah ibnu umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu ne kon fa hadhihi al-kalimat yi le kaddu la ñeel na ko suratun ay jëmm mu faxamatun yu am kattan yu am doole yu duuf xamalat boo xam ne da yanu na yóbbee na almalaykatu malayka yi ala fath ci ñu ubbi abwaaba sama bunti asamaan yi lahaa ñeel ko xiina ra'aha bañ ko gisee maanaam kon dañoo am jëmm yu am doole yu am
yu am fulla yu am yu duuf yoo xamante ne tax na ba malaaka yi bañ ko gisee rek dañ ko daal di ubbil buntu yi ijlaalan ngir màggal la xaa ñeel ko walil mawkab ak it ngir maanaam jëmm jot màggaay li nga xam ne allazi bi nga xam ne saada moom la yéegee maa ànd ak moom minal malaa'ikati ci malaaka yi maanaam mboolooy màgg moom nga xam te ne ñoom ñoo ànd ak moom ci malaaka yi yéeg ak moom loolu moom moo tax ñu ubbil ko bunti asamaan yi maanaam kon buntu boobu fekk boobu partie fi mu ko waxee mooy bu ñuy jukkee ci sujjóot ci rukkoo ñu jógee ci rukkoo la ko wax alhamdulillah allahu akbar kabira alhamdulillah kaseera wa subhaanallahi bukratan wa asila waaw yent bi sallallahu alayhi wasallam nee na gis na malaaka yi yéemu ci li nga xam ne moom mooy kii bi gën a siiw xadiis bi gën a siiw mooy hamdan kaseeran tayyiban mubaarakan fiihi mil as-samaawaati wa mil al-ardi wa mil ma baynahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahlu thanaa'i wal majdi wa kullunaa laka 'abdu allahumma laa maani'a limaa a'tayta wa laa mu'tiya limaa mana'ta wa laa yanfa'u dhal jaddi minkal jadd loolu moom mooy li gën a siiw maanaam bu ñu nekkee ci diggante rukkoo bi ak sujjóot bi bu ñu waxee sami Allahu liman hamidah bala ñoo sujjóot ñaan boobu bariwul luñ koy def waaw ko diggante boobu moo gën a gaaw ci ci suñuy julli waaw yëpp mën nañ ko ci yokk waaw mën na ne yam ci fii maanaam mënef naa yam ci hamdan kasiiran tayyiban mubaarakan fii loolu mën naa yam foofu mën ngaa yeggale hamdan kasiiran tayyiban mubaarakan fii mil as-samaawaati wa mil al-ardi wa mil ma baynahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du yam foofu tamit bu la neexee nga yeggale ba foofu bu la neexee nga yeggale li ci des mooy li ma waxoon ahlu sanaa wal majd wa kullunaa laka 'abd allahumma laa maani'a limaa a'tayta wa laa mu'tiya limaa mana'ta wa laa yanfa'u dhal jaddi minkal jadd daal di la ko allahu akbar dégg nga dégg nga léegi mu ne an solo nañ an Nawaas ibn Sam'aan radiyallahu ta'ala anhu sahaaba bu mag boobu annahu qaala nee na sami'tu dégg naa Rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu wax ne yu'ta def na dikkee bil qur'aan al-qur'aanul karim daañu ko indi yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba wa ahlihi ak ñoñam alladhiina ñi nga xam ne kaanu nekkoon nañ ya'maluuna di jëfee bihi ci al-qur'aan dégg nga ñu wax ni ñoo ñëw al-qur'aan waa ñooñu al-qur'aan mooy ñan ñi koy jëfee voilà daañ leen indi yawmal qiyaamati nee na taqdumu mu jiital ko rek mu juutalu suuratul baqara wa ali imran ak ali imran ñoom ñaar ñooy jiitu nag ñooy ñëw jiitu nee na wa dara dégg nga xam nga dikk na alxuraan dikk na suuratul baqara dikk na ak suuratul ali imran maanaam kon ay jëmm lañ waaw mais nag ñu bàyyi xel ne suratul Baqara ak suratul Ali Imran bii dikk bokkul ak li nga xamante ne mooy meloog borom bi subhaanahu wa ta'ala ni mu nekkee kàddu ci moom déedéet maanaam récitation ak bu nit ki bu jëfee li ne suratul Ali Imran ak suratul Baqara maanaam dafa am jëmm ju muy former ju muy taxawal jooju jëmm mooy ñëw da nga wa dara ba mu daal di sadd la wu ma ñeel leen rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam salasata amsal ñetti misaal maa nasiituhunna fàttewuma leen baadu ginnaaw depuis boobu fàttewuma leen xaala mu nekk annahuma dañuy mel ne ñoom ñaar xamaamataani ñaari niir aw wala boog zillataani ñaari kel sawdawaani maanaam mooy ay niir rek maanaam niir yu ñuul ko ngand nee na noonu la ñuy mel buñ ñëwee mooy comme li ngay wax
nee na baynahuma nekk na ci seen diggante sharqun ak fenk maanaam ak lu weex tàll weex maanaam ay dawun aw wala bokk annahuma dañuy mel ni xisqaani ñaari mbooloo ay mbooloo yu bare ñu ñëw dajaloo ñëw min tayrin ci picc ci picc sawaaf yoo xamante ne dañuy def ay sàppe maanaam nekk ay picc yu mboolooy picc yu bari ñëw defi sàppe loolu la ñuy nuróol tamit maanaam moo tax ñetti misaal la misaal bu njëkk bi moom mooy dañu mel ni ay niir beneen misaal bi moom mooy dañu mel ni ker waaye ker yoo xamante ne dañuy am forme niir ngand beneen misaal bi mooy ñetteel bi mooy dañuy mel ni ay sàppe yi picc yi voilà to xaajaani ñuy daldi ñuy lay di layal an saa bi ma ñañ àndalo ñi seeni borom maanaam ñi nga xam ne ñoo leen daan jàng ak di leen jëfe dégg nga mu ne hadis boobu kon ci nodd baax mu ne bi hada lafdi ci bile kàddu axrajahu solo na ko Ahmad ibn Hanbal wal Bukhari dégg nga imam al-Bukhari fi taarix yi ci taarixam maanaam kon du ci Sahih bi waaye ci taarix bi nee na imam Muslim wa Tirmidhi imam Tirmidhi wa Muhammad ibn Nasr ñoom ñëpp solo nañ ko an Nawaas ibn Sam'an radiyallahu ta'ala anhu wa axrajahu solo na ko tamit Abu Ubayd wa Ahmad wa Humayd ibn Zanjuwiyya ñoom moom mi fi Fadaa'il Qur'an la ko solo ci téeram boobu mi fi Fadaa'il Qur'an wa Muslim ak ibn Hajjaj wa ibn Darris ak wa ibn Hibban wa Tabarani wa Abu Dharr al-Harawi moom tam fi Fadaa'il Qur'an wal Hakim imam al-Hakim wal Bayhaqi ak imam al-Bayhaqi fi sunani ci sunanam wa an Abi Umamata al-Bahili sayyidina Abu Umamata al-Bahili radiyallahu ta'ala wa na woo hadith bu mel noonu nag mi ma bokk na ci li nga xam ne rawaa solo na ko ibn Abi Shayba wa Ahmad ibn Hanbal wa ibn Abi Umar al-Arabi ñoom ñëpp fi masaanidim ci seen musnad wa Daarimi imam ad-Daarimi wa Muhammad ibn Nasr moom tamit wal Hakim wa sahhahu solo na ko an Burayda radiyallahu ta'ala anhu al-Aslam muy al-Aslam Burayda wa nahu solo na lu mel noonu mimma ci li nga xamante ne akhrajahu solo na ko al-Bazzar bi sanad sahih ci càllale gu wér wa Muhammad ibn Nasr moom tamit wa Tabarani wa Abu Zar al-Harawi fi fadaa'il Qur'an an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ñun ñëpp solo nañ xadis boobu ayo ayo ala kulli xaal am na voilà sinon am na yenn xadis yu ci ñëw insha allah xam naa bu waaw ñu yam foofu pour le moment wala bokk ci suñu pour tey insha allah ba jotaay bii di ñëw ñu yeggale ko wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ci kan la